asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si kenn ku ne si yéen tey le samedi 30 juillet 2022 ci waxtu yu néew dinañu dugg ci dimanche 31 juillet bés bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp di xaar depuis ay at parce que li ñu jëm mooy élection législative pour fal député yu bees yi nga xam ne ñoom ñoo war a continuer li nga xam ne 12e législature def na ko 12e législature bu ngeen ko déglu ñëpp ñi nga xam ne ay spécialiste lañu nee nañu mu gën a yées ci li Sénégal mas a am ci assemblée nationale ndax ay trafic de faux billets ay trafic de visa ak i yeneen loi yoo xam ne voté nañ ko sans consensus sans débat mais dinañu bàyyi kenn ku nekk ak appréciation bu législature bi nga xam ne ci lañu génn suba nag incha allah sénégalais yi dañu war a delluwaat fi nga xam ne mooy ci urne yi pour tànn ñi nga xam ne ñoom lañu bëgg a dénk réew mi ci at yi ñu jëm lu tax élection bu suba mu spécial parce que baromètre mooy lan mooy nattukaay Sénégal fi nu jógee ñëpp gis nañu tuumaal yi gis nañu complot yi gis nañu règlement de compte yi gis nañu rey yi nga xam ne rey nañ ko ay doomu Sénégal ba pare benn enquête amu ci mu mel ni ay picc yu ñu rey te dara du ci génn te ñu xalaat ni tey ji bu changement bu réel amul Sénégal dossier yi yëpp dañ koy teg ci suuf mu continuer te it ñu ngi jëm ci lu important parce que ki nga xam ne mooy président Macky Sall bu ko waxulee ouvertement ñi mu àndal wax nañ ko te weddeewu leen à partir de élection bu demee dañuy mën a taxaw ñu ne dañuy dem ci 3e mandat wala déet am na ñu ne 3e mandat mu mel ni Macky Sall après bii dina bàyyi mais bu ñu dégloo ñu mel ni Serigne Modou Kara wala boog ñu bëri nee nañu mandat à vie la ñu bëggal ki nga xam ne mooy président Macky Sall est-ce que doomi Sénégal yi dinañu nangu loolu est-ce que duñu nangu loolu loolu lépp mën nañ ko régler suba incha allah beneen su ma waxee ci impunité su ma waxee ci jaay doole su ma waxee ci dóor su ma waxee ci complot damay sama xel dafay dellu ci ki nga xam ne mooy sëñ bi Samb ngi taxaw ne président de la république dafa war a di reyee dafa war a di tëj ci dugal nit ñi ci kaso yi waa ji ko wax nag mu ngi fii biir Ndakaaru ba léegi amul benn sanction wala boog amul benn cas de acquis de conscience bi nga xam ne jàpp na ko waaye du ñu yem ci ñoom rek danañu fàttali déclaration yu Aliou Dembourou Sow képp koo xam ne nanguwul 3e mandat na jaas yi nañ leen pare te amul benn sanction déglu nañu ñoom Cissé Lo bari na loo xam ne Sénégalais yi bàyyi nañ ci xel suba nag am nañu possibilité ñu ne dañuy régler tous les problèmes du Sénégal bu ko defee li fi amoon du fi amati kenn du luubal ba pare mu am président bu taxaw ne damaa ci teg sama conc te dara du ci génn kenn du jóg tuumaal ay nit ba ci ay bakkan di ci dee te doo am sanction loolu lépp Sénégalais yi mën nañu ko régler suba dañu am possibilité suba régler problème boobu wala ñu ne non na problème yi continuer nañu dugg ci 2023 nañu dugg ci 2024 nañu jëm encore ak fitna mu amaat encore ay doomi sénégalais yoo xam ne dinañu loru mu amaat encore ay doomi sénégalais yoo xam ne dinañu dee à nous de choisir consigne de vote Kéwoulo masuma ko joxe mais dinaa wax sama xalaat dinaa leen wax lan mooy les enjeux bu ko defee kenn ku ne mu xam lan lay choisir coow li bari na dégg nañu it préfet yi génn nañu communiqué xamal nañu ni suba c'est interdit pour que résultat yi ñu joxe ko ci réseaux sociaux yi ñu bëgg a fàttali lu ndaw rek ci code électoral préfet ak gouverneur ñoom siégé wuñu ñoom dañu war a organiser indi le matériel bi permettre l'organisation bu élection yi ki nga xam ne mooy responsable élection yi ak résultat yi mooy le président des kii départementaux yi mooy magistrat bi nga xam ne mooy siégé ñoom moo am choix wu résultat yi ak yooyu te defe naa ni dafay fekkee nag nit ñi nag franchement ñuy nelaw bu ñu xalaatee ne ci 2022 bi nit ñi amuñu droit résultat yi nga xam ne ñëw na seen disposition ñu partagé ko ci réseaux sociaux yi c'est que dañu foog ni beneen peuple la ñuy waxal waaye du Sénégal njaay mi nga xam ne moom lañ xam mbokk yi li mooy parenthèse bu ndaw bi nga xam ne bëggoon naa ko wax ci wàllum élection yi bëri na it ñuy wax ay waxu fraude ak yu mel noonu mais foog nañ ñi tey bu Sénégalais yi taxawee dëggantaan ne dañuy sàmm li nga xam ne mooy le résultat de leur vote fraude fii dina jafe su ma jógee ci loolu
damay joxe ñaar ba ñetti xibaar yu importante bëri ngeen yéen ñi may laaj ani dossier François Mancabou fu mu mujjee dossier François Mancabou ba tey François Mancabou deuxième autopsie lañ ne woon moom la ñuy xaar ngeen baal maa ngi nodd baa ngi sama ginnaaw François Mancabou ñu ngi doon xaar deuxième autopsie parce que famille bi d'accordul ak résultat bi nga xam ne moom la procureur wax ni moo génn ci premier résultat yi parce que ki nga xam ne mooy François Mancabou moo waxal boppam fële ca sûreté urbaine lan ka jàpp torturer ko jaay ko doole ba la cay xew ca bëri nañu temps yi la génne nañ leen ay prisonniers rapidement ñu jàpp ci wàllum affaire force spéciale te ñu nekkoon en garde à vue ak François Mancabou déglu nañ leen ñooñu wax leen ñu ne leen ñii ne nañu dafa bëgg gré yi mais am na kenn ku ci important mooy Guèye moom ak François ñu mujj woon nekk lu bari pendant sa période de garde à vue bokkul ci détenus yi nga xam ne génne nañ leen yóbbu leen sûreté urbaine pour laaj leen Mor Guèye pour laaj leen li nga xam ne moo jëm ci François Mancabou déglu nañu ñëpp mais sauf moom lan moo tax nag ñoom dégluñu ko ñoom rek a xam war nañ leen ko wax mais ma wax leen ni kooru François Mancabou kenn robagu ko néew baa ngi ci ñoom ci loxol nguur gi ba tey autorisé guñu dañ leen avocat nag bind nañu leen ne leen ngeen def deuxième autopsie contre autopsie parce que premièrement bu ñu jëlee kaaw Idrissa Goudiaby ñoom dañu wax ni paaka la wala jaas yi wala simmiñ moo ko rey mais bi famille bi bañee ànd ci ak ay expert bu ñu defee contre expertise wane nañ ni fital la ko rey procureur bu Ziguinchor Pape Ismaïla Diallo bañoon na ba ne troisième autopsie dina ko def mu tax nag wax dëgg yàlla nit ñi boobu ak léegi ça fait plus d'un mois seen doom dee ñu topp ci ñu di ko xottiwaat di ko tegaat ci ay table di ko daggati pour xool alors que résultat ñoom xam nañ ko mais bëgg luubal yëf yi tax na finalement bi famille bi jógee wax yërmande dugg na ci ba jox nañu waa Ziguinchor ki nga xam ne mooy Idrissa Goudiaby naka noonu ki nga xam ne mooy Alexis Diémé it ci lu mel noonu lañ jëm mais li jëm ci François Mancabou xam ne ni deuxième contre expertise deuxième autopsie famille bi moom la laaj léegi ñu ngi xaar ñi nga xam ne mooy procureur mu joxe avalam wala mu bañ a joxe avalam ci lu ñu jëm ndax dañ koy contre autopsie wala duñ ko defal contre autopsie loolu moo jëm ci François Mancabou mais jàpp leen ni ba léegi dellooñu néew bi ay mbokkam robaguñu ki nga xam ne mooy François Mancabou feneen fi may taxaw moo di keroog bi ma leen waxee ni siif bi nga xam ne ay ñaari responsable yu mag yu Benno Bokk Yaakaar kenn ki mu ngi fii ci Nord Foire bi kenn ki ancien DG bu grande structure la lu tax ba léegi tudduma turam dafa fekk ki mu ko sekkal ci boppam biñ ko defalee interview bëggagul tudd tur donc je ne peux pas être plus royaliste que le roi mënuma jiitu paaka ci mbaram parce que moom moo mën a taxaw mu tudd ñëpp xam nañu rédaction yi xam nañu journalistes yi xam nañu wax nañu ñëpp kan la tuumaal mais nag ma wax leen ni lu ci doy waar am na ci parce que nee na dafa enregistré daf ko enregistré ci séeréer xamal leen it waa ji séeréer la waa Fatick la it ma jox leen information boobu dafa doon jéem a négocier ak moom pour mu bañ a porter ji plainte mu enregistré waa ji ci li mu ñu wax enregistrement boobu mu yoroon gendarme yi dañ ko laaj an sa enregistrement bi mu wone ko gendarme yi dañu effacé enregistrement bi mu yoroon moom ci téléphone am ak téléphone bi nga xam ne moom la utiliser pour def enregistrement bi donc mu mel ni ñu ngi def tout pour teg yëf yi seen suufu tànk ñu bàyyi affaire bi noonu mais leneen lu ci am solo mooy waa Amnesty International muy Seydi Gassama contacté nañu maître Ndeye Fatou Touré muy avocat bi nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllum défense des droits de la femme moo taxoon benn dossier may laalaat xel teyoon na bu ñu gisee dossier Adji Sarr kee di Ndeye Fatou Touré mu bañ cee dugg parce que xam na ni lii tàppale la mais lii di jigéenu séeréer bi ak doomam kii di maître Ndeye Fatou Touré incha allah mooy taxaw njaboot gi bu boobaa nag turu kilifawu APR boobu kilifawu Benno Bokk Yaakaar boobu ñu bëgg a duggee na incha allah dina génn ci lu yàggul dara tey dinañu xeex te ñun Kéwoulo dañuy bamtuwaat encore wax leen ni famille boobu bu ñu soxlaa dinañu ànd ak ñoom ànd ak seen avocat xeex pour que ak yelleefu xale boobu nga xam ne mooy Adama te kilifa yu Benno Bokk Yaakaar boobu siif ko te ñu bëgg a teg dossier bi ci suuf ñu mën koo yëkkati ànd ak moom fi may jeexalee mbokk yi bëri ngeen ñu doon déglu ci li nga xam ne moo jëmee ci waaje ñu tudd Vélingara mooy El Hadj Abdoul Aziz Mbeng Abdoul Aziz Mbeng finalement placé nañ ko déféré nañ ko parquet boole biñ ko déféré parquet yóbbu nañ ko procureur placé na ko sous mandat de dépôt waaye dafa am lu tee xel ci yëf yi
parce que automatiquement dafa mel ni qualification bi nga xam ne parquet génne na ko mu ngi mel ci attentat à la pudeur ak yu mel noonu alors que li ñuy wax xale bii ñu tëddee xale bii ñu ko bett mu tëddee ko parce que xale bi nee na c'est pas la première fois mu di ko def du majeur mineur la 17 ans la am loi dafa lu mu wax dafa clair consentement amul nangu dem tëdd amul bu fekkee ne nit ki amul 18 ans jigéen bu amulee 18 ans wala góor bu amulee 18 ans képp ku tëdd ak moom da nga ko violé loolu la loi wax nit bu fekkee ne amul 16 ans 0 ba 16 ans boo tëddee ak moom da nga def pédophilie 0 ba 17 ans 17 ba 18 ans bu nekkee ci suuf loolu boo tëddee ak moom à partir de 16 ans jëm 17 ans dem 18 ans loolu moom mooy loolu ci viol lépp ci viol la bokk parce que dañu xalaat ni koo xam ne amagul 18 ans amul consentement même bu ne waaw nangu na nekk sa coro wala nekk sa gel mënut a nekk donc gis nañ ni dossier wu ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbeng pour bañ a jaawatle dañ ko bëgg a requalifier jëlee ko ci viol yóbbu ko ci attentat à la pudeur lépp ci lu koy woyofal daan bi parce que comme ni ma leen ko waxee membre conseil départemental la bu Vélingara leneen li nga xam ne amoon na solo ñu fàttali leen ko ki nga xam ne mooy président conseil départemental bi du moom moo porté plainte malgré que ñeesam jarbaatam la waa ji tëddee moom yëguloon yëf yi dafa meeting réunion politique la organisé woon biir këram fa la waa ji ñëwee El Hadj Abdoul Aziz Mbeng boobu mu jël téléphone am gis xale bu jigéen bi wóolu ko daw dem nekk làqu ci benn douche boo xam ne mu ngi ci kër gi xale bi dem fekk ko fa la fa defee yëfu yooyu mu def foofu ak moom garde du corps yi ak agent de sécurité ya nekk foofu ñoom ñu gis déplacement wu xale bi waa ji topp ko ñu dem seet leen bett leen fa photo image yooyu nag moom la ñu jël présenté ko non seulement papa yi xale bi nijaayu xale yi ñi nga xam ne ay rakku comment on l'appelle bari jawndun ñoom ñoo porté ji plainte ba finalement waa ji jàpp nañ ko mu ngi placé nañ ko en détention mais nag li ci nekk mooy dafa mel ni dañ ko bëgg a jàppal tànk ba fexe au lieu que ñu yóbbu ko ci viol ñu ngi koy viol wala ak détournement de mineur ñu ngi koy jéem a yóbbu ci attentat à la pudeur mu mel ni lépp li nga xam ne daf koy woyofal daan yi nga xam ne moom moo war a am ci moom mbokk yi mooy 3 points spéciaux yi nga xam ne bëggoon naa leen ko wax mooy affaire Manka boobu ba léegi néew bi nanguwuñu ko joxe procureur ba léegi tontuwul pour wax ni deuxième autopsie dina am wala du am ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy waa jooju nga xam ne mu siif xale bi ba ñu ne enregistrement am na ci mu woo parents yi di leen ñaan njëkk jox leen xaalis pour nu bàyyi dafa mel ni autorités yi dañ ko jéemal jàppal tànk ma wax leen ni responsable politique PDS la woon mu mujj nekk APR ma wax leen ni encore ancien DG d'une grande structure la wax leen ni waa Fatick la mais na leen leer ni turam dina génn mënuñu ko làq ni xamal leen ni kii di Ndeye Fatou Touré maître Ndeye Fatou Touré jóg na taxaw pour nekkal ko avocat leneen li ma leen ci boole mooy ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbeng mi nga xam ne jàpp nañ ko ca Kolda gannaaw bi mu siifee jarbaatu ki ñu wax Jawndu Bari waa kër Jawndu Bari ñoom ñoo dem porter ji plainte parce que fekk ni ñoom le président du conseil départemental bi ci boppam yëgu ko woon mu ngeen ci yoon bi dem Dakar gannaaw bi mu organiser réunion bi mais ñoom ñoo ko bett waa kër ga tontongam yu ndaw ñoo bett Mbeng ak xale bi lendemain ñu dem ñu porter plainte mais gis nañ ni fu mu nekk nii parquet wu Vélingara ñi ngi soupçonné sax rakkam Ousmane Mbeng jabaram mu ngi liggéey foofu ca parquet ba mu mel ni yooyu yëpp tax na ba ñu ngi koy bëgg a jàppal tànk jël fait yi requalifié ko à attentat à la pudeur pour sori li nga xam ne mooy détournement de mineur waaye it sori li nga xam ne moom mooy viol mbokk yi li mooy li ma leen bëggoon a jox ci bu gaaw di leen jox ndaje suba incha allah Kéwoulo ak ay équipe am danañu taxaw fépp jéem leen jox information yi nga xam ne moo robee moom la ñu am waaye it li ci gën a important xamal leen ni toutes ces victimes ñi nga xam ne jaay nañ leen doole foog nañ ci daan ci génn noonu du yomb noonu parce que dinañ taxaw seen wet jërëjëf li laa leen bëggoon a jox di leen jox ndaje incha allah ci kanam incha allah